accord léegi dañuy jeexale benn ponk sànq li may junj si ndorteel bi mën naa ko wax si fin bi dañoo toll si jamono boo xam ne mën naa ko tuddee c'est l'émergence des chroniqueurs si plateau télé yi favoriser aussi yenn saa yi si réseaux sociaux ak yooyu muy évolution wante ni mën nañ koo comprendre mais tey jii ndax jàpp nga ne jot na ñu amal si ab taxaw seetlu boo xam ne nii dañuy xam kam mooy chroniqueur kam mooy journaliste kam mooy nangam si média yi pour ku nekk ñu xam lan mooy rôle am fi mu war a tàmbalee fu mu war a yem. waaw loolu moom il faut que mu am mais déjà chroniqueur moom Sénégal média yi presse bi presque reconnaître quoi carte presse yi ñuy wax ni malgré que yow da ngay nekk chroniqueur nekk ci maison de presse am contrat CDI en bonne et due forme mais mënu am carte de presse nationale parce que ñoom boolewuñu ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a détenir li nga xamante ne mooy carte de presse bi man je me pose des questions ci yenn critères nañ ko teg c'est-à-dire. li amee dañoo xamagul dafa nekk lu bees. parce que boo xoolee xamuñu ko woon bu njëkk comme ni nga ko xamee léegi même bu nekkee France aussi yàgg nañ ko fa nemmeeku mais fii est-ce que nekkul lu mu nekk lu bees moo tax ba léegi nii intégré guñu. mais effectivement gis nga débat bi ni mu amee fii au Sénégal noonu la commencé am fële ci bitim réew. parce que dañuy dem ba léegi ci ay plateau télévision. invité fa ay nit léegi dafay dem ba dafay xaw a lourd parce que dafa am benn genre discours politiquement correct boo xamante ni et puis benn langue de bois boo xamante ni invité dañ koy ñëw di ko indi. te puis duñu am benn traitement bu équitable. loolu la chroniqueur war a gën a éviter parce que bu ñu demee ba indi chroniqueur am na ñu leen jàppee ne da ngeen di weng. waaw moo tax ma wax la loolu si benn côté. absolument loolu la ñu war a éviter. ci natt chroniqueur arrangé passif rek ngeen di wax. waaw loolu moom mais non loolu. dégg nga ko. waaw non loolu mais ñoo mooy ñi nga xamante ne dañoo gàtt xel man chaque jour bon pas chaque jour mais parfois ma am ay analyse ñi faree ci Pastef saaga man day wax lu leen neex ci man dañ ko jënd dañ ko lii dañ ko laa bu moo xëyee suba wax ci Idriss Seck ñu far ci Idriss Seck saaga ma Abdoulaye Wade ñu far ci kii parce que aussi yaakaar naa ne bu nekkee da ngay am distance critique bi nga xamante ne mooy bi wax da nga koy am si ñëpp boo ko amul si ñëpp nag day tax ba li nga xamante ne moo taxoon ñu bëggoon indi chroniqueur mais day dootul amati sens en fait parce que ba ñuy indi chroniqueur c'était pour que équilibre bi mën a am nit ki mën a toog di wax li nga xamante ni mooy li am garder li nga xamante mooy le juste milieu bañ a jéng ci côté bi bañ a jéng ci beneen côté bi mais malheureusement nag effectivement ñan ñooy chroniqueur lan mooy compétence yi nga war a yor est-ce que dafa soxla jàng est-ce que dafa laaj formation yooyu yëpp ay question la parce que aussi du lu ñuy jàngale gis nga culture générale Diallo du lu ñuy jàngale fenn xam-xam ak nga mën a am prompt pour mën a répondre à certaines questions du lu ñuy jàngale lu ñu mën a jàngal mooy peut-être ba bàyyi ni la lii ak lii mooy déontologie lii mooy lii ak lii ak lii mais après le reste contenu bi ak substance bi yow yaay fexe ba am ko donc je pense que ni loolu tey jii bu ñu ko intégré ci ñi nga xamante ni ñoom et puis ñu def leen ay responsable aussi ñoom aussi ñu xam ni ay responsable nañu ci seeni ay propos ñu bañ a parfois di am yenn kàddu yi mii man ak ñi keneen ak keneen moo ci bokk yam je pense que ni tant que loolu aussi identifié wuñu ko xool ñan ñooy vrai chroniqueurs yi mais bon malheureusement barki dem ñi ngi gis benn waaye yi taxaw di poser ay questions ñu ni journaliste la problème bi dafay posé wu fépp kan mooy chroniqueur kan mooy journaliste kan mooy caméraman kan mooy parce que dañu nekk ci benn pëccaxloo boo xamante ni kenn xamul kan mooy kan il faut que ñu jéem ko fexe ba ñu jéem ko lu mu tudd assainir mais ñan ñooy koy assainir Diallo xam nga ni lu xew Sénégal bi parce que bu nekkee ne fu mu toll nii mbirum korek ak yooyu xamuñu la mooy chroniqueur kon ñan noo koy assainir c'est un peu compliqué. non ñooñu moom dañu am problème man yaakaar naa ni parce que bu ma déggee seen amuñu fi ñu ko teg quoi chroniqueur bii liggéey ci maison de presse am lu mu tudd CDI di liggéey correctement am fa ay xawma ñaata année d'expérience nga ni ko mënul am carte de presse mais kan moo war a am carte de presse question la boo xamante dama koy poser parce que loolu man je trouve que c'est insensé alors beneen mbir bu ma doon wax xam nga tey jii li gën a doy waar mu ngi fii am mooy quotidien yi tey jii am na ay quotidiens yoo xamante ni format numérique kese am de amuñu version papier. xam nga ko. non xam dañuy def revue de presse. boobu teg presse en ligne. waaye dañuy am tur dama tudd seen tur. waaw quotidien yoo xamante ni. quotidien nii. nga gis ni quotidien la dañuy def revue de presse. mais quotidien bi doo dem ci mbedd ba gis ñu koy jaay amul version papier. quotidien dóorkat kese la dañuy ñëw encaisser sa xaalis defal la une nga jox leen ñu def une bi ba noppi ñu jox la version numérique bi nga laaj leen papier ñu la jeex na xam nga ni une yi dañ koy jaay ci Sénégal bi entre 200 000 francs ba 600 000 francs quotidien dañu fiy jaay une dañu fiy jaay revue de presse dañu fiy jaay yeneen ak yeneen ba ci yenn émissions yi sax tey jii dañuy jaay seen invitation yi donc gis nga malaise bi presse sénégalaise am ñëpp a ko xam mais dañ ko nangu ta wax dafa nekk tey jii corruption daf ci bëri doole en fait tey jii suba boo bëggoon créer benn nit da nga koy créer
da nga koy invité jox ko tribune muy toog di wax du n'importe quoi sans contradiction aucune mu toog wax lu ko neex ñu xëy suba invité waat ko feneen muy dem di def ay tour de plateau xëy suba ñu def ko ministre wala xëy suba ñu def ko lenn dañuy utiliser presse bi ba am tur ñu wëlbatiku di xeexaat presse bi malheureusement nag dafa am ñoo xamante ni ci presse bi ñoom ñooy def du n'importe quoi donc je pense que ni tant que jéemuñu fexe ba presse bi ñu ko ŋànk ñi nga xamante ni ñooy patron yi ñu jéem a liggéey bi war de manière désintéressée de façon désintéressée tant que ñoom defuñu ko li ñuy wax nii yëpp utopie la parce que xale yi mën nañ nekk ci rédaction yi di liggéey normalement mais parfois sëñ bi nga liggéey ba pare nga war a jàll benn élément ñu lire ni déet kii partenaire la si ñun du jàll fii parce que SDE partenaire la ci kër gi. ci rajo bi presse yéen saa tamit loolu lañ mën a am pour dund pour si ñoom. waaw mais moom mi ngi noonu note bu demee nag. parce que publicité lañ am pour mën a dund. mais tey jii est-ce que tey wax dëgg est-ce que tey jii daf la war a mettre en mal ak entreprise boobu non je pense pas tey jii par exemple buñ niwee SDE. dafa am ay liggéey yoo xamante ne da ko waroon defu ko. Diallo dem defi ji reportage yi firndeel loolu. ñu ñëw teg ko ci télé bi SDE ni dafay rompre contrat am ak waa Seneweb est-ce que loolu teg nañ ko ci yoon. waaw loolu abus la. loolu teguñu ko fenn mais malheureusement loolu du jàll parce que bu sa chef gisee ni saa waay SDE ngay teg te SDE ci partenaires yi nga xamante ni ñooy dugal xaalis ci kër yi dana naan bu mu jàll. parce que dalay naan loolu laay def. loolu laa lay fay. loolu laa lay fayee. comme parfois booy toog di wax ci yenn séries yi ñun la sëñ bi hey publicité yooyu séries yooyu koy indi te publicité yooyu moo tax ma lay fay weer bu deewee. donc da ngeen di wax ba suba mais publicité yooyu day continuer di am. wala série yooyu day continuer di am ndax série yooyu moo tax ba li tax coow li gën a mën a rëy su ma la déggee mooy mbirum koom. mais kase moo nekk si ginnaaw suñuy entreprise de presse ñoo xawoon na sax tuuti pas ñëpp mais ñu si ëpp dañoo xawoon na sax moo tax lu si bëree bëri pour ñu am taxawaay bu dëgër day jafe ndaxte feneen lañ koy yaakaare si wàllum koppar. kase xaalis bi nga xamante ni mooy bi waroon amul te léegi ñu bëri dañuy dugg ci presse bi pour xaalis. loolu moom dafa leer naññ gis nga ci élection yu ñu jugee gis nga ci événement Sonko ba mu jugee da nga gis ñetti quotidiens yu judd parce que dañ leen financé après dañ jàppoon ni que guerre média bi dañ ko perdre léegi ñoom aussi il faut ñu am quotidien ba bu ñu newee revue de presse Sonko wax na lii ñoom aussi ñu leen dafa revue de presse leen naan Macky wax na lee bu ñu jugee bërki dem ci local yi amaan na yeneen médias yu judd xam na nga gis na quotidiens yu judd dama nga gëstu fan nañu jëlee financement bi dama nga gëstu ñan ñoo nekk ci ginnaaw. te pourtant boo xoolee ñooñu noonu dañ doon toog di invité presque seen plateau yooyu yëpp dañ ko defoon tribune Benno Bokk Yaakaar ci élection locale yi ñu xëy suba élection yi jàll juste comme par enchantement ñooñu am quotidien li nga xamante ni moom nañuy commencer di publier. mais au-delà sànq maa lay dégg ngay wax il faut mu nekk ay nit yoo xam ne dañoo responsable parce que chroniqueur mais gis nañ fi ñaari chroniqueur yoo xam ne yéen a bokk télé fu mu toll nii sax ma mettre un peu mal à l'aise ci biir plateau bi ñuy jàllante kàddu par presse interposée loolu tamit bokk sa télé bi nga nekk est-ce que ça ne te met pas mal à l'aise yow. loolu moo ci wax xaw ma ci loolu moo wax dëgg yàlla non du ma ci wax mais je sais que ni bon ñoom ñaar ñëpp am nañu liggéey bu am solo bu ñuy def mi Bara Ndiaye ak Cheikh Omar Diagne yaa ngi langue de bois. waaw mais non langue ma invité souvent. waaw d'accord moom laay wax mais bu nga wax librement mais saa nag yaa ngi langue. non du langue de bois mais dama ni ñoom ñaar ñëpp. waaw boo bàyyi ba yeggal nga xam ne dafa langue de bois dama ni ñoom ñaar ñëpp am nañu liggéey bu am solo bu ñuy def. liggéey de conscientisation. Bara Ndiaye tey jii dem na ba décomplexer les pensées parce que bu njëkk ba dañu doon wax ni chroniqueur wala entre guillemets analyste politique il faut nga jàng nasaraan am yenn diplôme yeeg def droit ak yooyu noonu pour nga mën ko doon moom tey jii wan na leen ni mën nga jaar ci daara terewul nga am xam-xam di wax sa xalaat parce que aussi wax sa xalaat la de manière objective nga am ci loo ko teg. du da ngay gisaane wala dara. waaw wax sa xalaat bokk la xam-xam tamit. waaw moom laa la wax sa xalaat moo tax la wax sa xalaat. alors parce que quelque part aussi li ñuy demander parfois ay actualité li ñu siy demander le plus souvent mooy wax sa xalaat. sa xalaat nag da nga koy teg ci ay fait ak lu objectif loo xamante ni peut-être nit mën na si sukkandiku. alors mi Bara mooy li ma wax léegi Cheikh Oumar moom moo gën a scientifique parce que Cheikh Oumar dafay def ay révélations dafay def ay enquêtes yoo xamante ni dafay wane quelque part que ni am na ay mbir yoo xamante ni yu am la ci Sénégal yu ñuy nëbb donc ñoom ñaar ñëpp bu mu xoolee intérêt yi ñu am ci Sénégal xool aussi responsabilité ak rôle yi ñu jot a joué damay jàpp que ni lii ni mënut a ñàkk parce que aussi gis nga démocratie foog muy am ba am ci suñu kër tey jii man damay bëgg ci plateau ñoo xamante ni ñoo bokk même liggéeyukaay toog di mën am ay confrontation mais ci ay idée waaw bii nag du sa idée moom. waaw moom laa la wax ci ay idée wala bii ay idée la. non déggoo mën da ci ay idée bu nekkee ci ay attaque personnelle moom
vraiment loolu manque de sérénité la il faut que ñu jéem a ressaisir seen bopp parce que aussi ay kilifa nañu te am nañu responsabilité bu mag bu ñu war a et puis aussi ñu bañ a mel ni comme ñu ñuy kaas mënoo ne par exemple que nguur gi ñu fi nekk amuñu fulla amuñu fayda ñoom dañuy nekk ci ay bassesse ba noppi yow ngay nekk ci loolu donc il faut que yow nga jël de la hauteur yow mi nga xamante ne da ngay taxaw parce que pour nga mën a seen li ngay wax wala nga mën a tiim ay mbir di ko jàngat foog nga nekk ci kawam mais mënoo nekk ci même niveau bi ba noppi di wax yenn affaire donc je pense que ni ñoom ñoo war a gën a def preuve de sérénité xool tey lan mooy le véritable problème bu nekkee débat d'idée kon gérer médiation bi. ban ci diggante ba non je pense que ni problème am fa je pense que ni problème am fa ba ay werante la rek mais amul benn problème dinaa leen woo maa ngi gis Makhtar Gueye mi ngi ko commencé di voilà di leen wax pour ñu ressaisir parce que aussi ñoom ñaar ñëpp dañ leen soxla mii ñoom ñaar ak ñeneen et puis même bu du ñoom ñaar sax ñeneen ñoo xamante ni dañu nekk Sénégal bu ñu amee ay contradiction war nañ leen mën a jubale pour intérêt Sénégal. jërëjëf Pape Matar Diallo amoon naa mbégte lool dalal la ma bàyyi la nga tàggatoo ñu doon teewlu. waaw mais dama lay sant bu baax a baax di la jaajëfal bu baax di wax que ni voilà yow bokk nga ci journaliste yi nga xamante ni dee tax ba tey jii ñuy gëm ni yaakaar am na ci réew mi parce que defoo ay invitation yoo xamante ni da ngay laaj gaay xaalis defoo aussi ay émissions yoo xamante ni da ngay bàyyi nit ñi toog ci plateau bi joxoo leen tribune en fait da nga leen di jox parole parce que aussi loolu nuance la boo xamante ni dañ ko war dañ ci war di bàyyi xel nit ki. am na droit joxe parole mais amul droit joxe tribune tey fii ma toog nii moo toogoon di wax dara loo xamante ni lu amul la da nga may naan hey sëñ bi li ngay wax ni tegoo ko fenn parce que tu me donnes la parole mais pas une tribune donc nañuy gën a éviter di jox nit ñi ay tribune ñuy toog di wax du n'importe quoi sur les gens loolu amul benn sens te ñuy jox nit ñi parole bu ñu amee lu ñu wax te ñu xool aussi ñan nañuy jox parole. jërëjëf Pape Matar amoon naa mbégte lool dalal la saa su ne plaisir la pour ñu lay dalal fii nii si tolluwaay ak Sénégal d'une manière générale ma lay sant bu baax di la gërëm sant leen yéen ñu doon teewlu gërëm leen à partir de 17h incha allah suñu émission Ultimatum suba 8h bër set sant gërëm Abdoulaye mi jàppoon si xarale bi ba mu yemb dig leen daje suba incha allah jaa ngeen jëf.